Ndiaye te dëgg maa ngi dugg da nga xamul maa dafa sonn naa asalaamaaleykum suñu mbokk internet yi nga xam te ni ñu ngi suivre Adama Vision man tey Yacine maa ñëwaat fii si seen émission ndaje bi tey nag maa ngi am sama invité du jour ñu koy wax Yacine nag di artiste comédien bu mag dëkk fii si Thiès Yacine ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay. di la béggee di la jox sa wàccuwaay. fii la PD la nañ la ko. merci beaucoup léegi dañuy commencer suñu question mën nañoo xam kan mooy Yacine Ndiaye. waaye Yacine Ndiaye c'est la petite fille de Dionewar mi nga xam te ne mi ngi juddoo Ndakaaru daal di màggee Thiès yaroo aussi Ndakaaru daal di màggee Thiès soqeekoo diggante Louga Dakar Saint-Louis ak fii di Thiès kaay benn dëkk ñaari gaar. kon su ma ko déggee maanaam dangaa def tour ba pare doog a ñëw Thiès. non defuma tour maanaam parents yi ñoo nekk foofu quoi en fait. léegi Yacine mën nañoo xam lan mooy sa vie professionnelle avant ngay dugg ci art. man nag secourisme laa njëkk a def ci sama vie professionnelle bi ma defee secourisme après ma def santé en même temps def en tant que aide infirmière jógewaat ci loolu door commencé dugg doon monitrice diplômée après léegi nag commencé dugg ci restauration parce que def naa CRETEF 2 ans def nekk actuellement INEFJA aussi di dafa suivre restauration en même temps encadrement pédagogique bi ci côté xale yi animation culturelle yi nekk en même temps monitrice diplômée boolewaat encore nekkaat ci dooru dugg ci art bi waaw. léegi mën nañu gis nañu tour yi nga def yëpp jàng Croix-Rouge jàng INEFJA jàng CRETEF jàng yooyu foofu yëpp léegi mën nañu xam lan moo dugg ci art. art nag je sais pas mënuma la wax sax na lii ma ci dugal en fait parce que dama xëy rek benn jour waa Étoile Polaire que je salue de passage sunu koñ Cité Senghor ñoo amoon benn troupe bu tudd Étoile Polaire léegi nag ñoo am benn rôle bu ñuy seet di wër casting bi ku ñuy wax Mor Sey ñëw fekk ma fi ma nekk ne ma Yacine ma mu ne ma man de dafa am benn acteur benn personnage bu may wër te daal dama la cee sentir léegi nag ma ne ko man mosuma jouer théâtre xaw ma luy théâtre mënu ma ñëwal ñu dem rek soo ñëwee dinañ la jàngal ndax loo jàng rek di nga ko mën léegi nag ci laa ñëwee ñu daal di ñëw essayer mu jàll ba yàlla def ñu génne suñu produit dóoraat beneen produit muy ñaari produit yoo xam te ni def nañ ko avant may gën a doon dugg ci milieu professionnel kat boobu nag maa ngi woon ci secteur animateur bi animatrice du moins léegi nag ci laa jógee noonu El Hadj Wade boole ma ak kaaw maalaw menn ci la ma El Hadj Wade booleen moom ci laa jógee foofu dugg si intégré biir yeete bi ma nekkee biir yeete nag ba tey maa ngi nekk yente àndat waa yeete ñuy liggéey. d'accord merci léegi mënoon nañoo xam Yacine la ban jaar-jaar nga am biir Croix-Rouge bi nga fi nekkee en tant que sécuriste. waaw alhamdulilah nekkoon naa fa nekkin bu rafet nekk fa woon tamit benn secouriste boo xam te ni gars yi nanguloon nañ ma franchement parce que dañ daan nekk sur le terrain ñi ngi woon ci manœuvre yi ñi ngi woon ci mission yi mission bi ma mujjee def Croix-Rouge sax Baxtaat la woon maa nekkoon chef de poste bi foofu waa ñu daan dem Diourbel aussi di dem Touba di dal kër Sëñ Abdou Khafour Mbacké maa fa nekkoon chef de poste aussi ñun ak monsieur Sow tonton Alioune Sow ay ñoom Pambay ay ñoom Adama mi borom site bi actuellement waaw bëri na daal ñun ñëpp nekkoon nañ foofu ci jàmm def naa fa carrière boobu parce que ñoo ma gën a intégré aussi ci milieu médical bi noonu la demee. d'accord léegi mën nañu xam lan lii bi nga nekkee INEFJA ban genre liggéey nga fa nekkoon dangaa jaar INEFJA pour jàng wala pour aider ña fa nekk. waaw INEFJA nag dama fa nekk comme recruté employé actuellement dama fay liggéey CDI laa fa am contrat indéterminé du moins moom laa fa am maa ngi fa dugg depuis 2009 parce que loolu mi ngi ma fekk ma nekkoon fële ci Croix-Rouge nekk ci samay activité Croix-Rouge mais xam nga tamit nit ki da ngay ñaan yàlla loo nekk rek nga am ci profession dafa baax quoi am foo wéeru tamit am liggéey
art bi nag métier la mais tamit am beneen métier da ciy baax ba pare nekk polyvalente dafa baax te man je suis trop autonome loolu moo tax damay nekk fu nekk quoi en fait toog laa mënul quoi mën naa liggéey rek gën a performer wu xam nga di wut autonome autonomie. D'accord mais sa carrière comédienne bi nga nekk da nga nekk ci troupe wala bokkoo ci benn troupe. si dama nekk ci troupe. ban troupe nga bokk. Yéete laa nekk Yéete de Thiès. yow ci troupe bi nga njëkk a joué sa théâtre wala avant ngay dugg ci troupe nga joué sa pièce. waaw avant may dugg ci troupe boobu dama njëkkoon nekk troupe bu ñuy wax Étoile Polaire moo njëkk nekk biir Cité Senghor moo fa njëkk nekk troupe aussi c'était en 2008 waaw Étoile Polaire laa nekkoon ñu def fa 2 produits avant may agsi di gis Kaaw El Hadj mu Thiès TV du moins que je salue de passage moo ma njëkk a woo moom tamit ne ma dama am sama benn xarit bu toog ñu koy wax Kaaw dama bëggoon ngeen liggéey parce que dafa am lu muy wër te ci yow laa ko mën a gisee ma ñëw moom tamit wax dëgg yàlla mu ne ma ay ca ñëwal ñu liggéey bi jàll comme coproduction la woon ñun ak waa Yéete ñu liggéey ba pare nag ñu gis ne entente bi dafa neex quoi en fait diggante Yéete ak Kaaw ak ñun suñu liggéey dafa neex après ñu ne nañ boole def benn daal di ànd daal di liggéey looloo waral sama liggéey ba léegi ma toog biir Yéete aussi. D'accord léegi mën nañoo xam ban pièce nga njëkk a joué ci troupe boobu noonu. waaw troupe bi biñ si njëkk a joué tur bi sax fàtte naa ko mais c'est question de médicale la quoi. en fait parce que troupe dafa yàgg bi ñu koy joué mais xam naa ni daal jirim bi lañ fa mujjee joué parce que ñaari produit lañ jot a génne commencé woon di génne waat 3e malheureusement ki ñu ko doon filmer réalisateur bi dafa yàqoon suñu produit loolu moo tax mujjeewul woon génn sur le marché. léegi bi ngay joué pièce yooyu ban tour nga ci tuddoon Yacine nga ci tuddoon wala dangaa changé woon tour. waaw man nag bi ma nekkee Yacine ba léegi di actrice sama tour rek lañ may jox Yacine peut-être benn laa jot non ñaari produit laa def ñu changé sama tour mooy c'était avec AG Prod TV ñu lañ tudd Yaa Khady après actuellement ci liggéey bi ñu nekk man ak tonton Cheikh Baye Cheikh Seck que je salue aussi de passage mi ngi tudd Héritage sans testament ñi ngi ci loolu di ci liggéey foofu beneen tour lañ ma jox quoi waaw après. léegi en même temps artiste comédienne bi nga nekk gis naa da nga nekk metteur en scène mu doon bëggoon naa xam lan moo la dugal ci metteur en scène. waaw metteur en scène bi c'est juste que. xam nga àddina moom dangay jóge ci lii dem ci leneen quand même xam nga dinaa ba ñu nekkee ay amatrice du moins di jàngantu di xoolante di forantu après dañuy tegaat beneen tànk aussi bëgg doon leneen de plus bi ñu bëgg a def mooy bëgguñu di nekk tout le temps ci scène bi mais bëgg nañ def ci wala bokk ci ni ñu naan les gens de l'ombre ñi ne ci ginnaaw dañuy bëgg di nekk ci loolu léegi nag ma gis ne actuellement yoon la bon yombul quoi am jigéen boo xam ne day taxaw di diriger troupe wala di taxaw di bind après naan nañ def lii nañ créer nañ li yombul c'est pas facile te comme li ma la waxoon rek ñun on est là pour le féminisme on est là pour l'autonomisation ñu ne ayca pourquoi pas ñu essayer ci lañ nekk nii di ci jéem di ci jàng di ci formé wu pour que peut-être suba ñu mën a doon metteur en scène bi nga xam ne ñu ngi ko bëgg doon quoi en fait. d'accord léegi gis nañu théâtre léegi yi nii dafa am différence ak théâtre yu njëkk ya est-ce que ñu njëkk ña bu ñu daan jouer seen théâtre daan nañ def casting par rapport ak bu tay bii nii théâtre tay bii nii. casting est-ce que du lu bees wala kon bu ñu daan def casting autrement beneen façon lañ ko daan def quoi parce que bu ñu daan def casting dañuy xool personnage ak acteur bi ak selon scénario peut-être kii dinañ ko soxla lii kii moom soog ko joxee dina la jouer lii quoi bokkul ak castingu léegi nga xam ne dama lay romb gis la macha allah ni nga mel nga jong ma rek ma capté la naan la waxal waaw nga ni waaw ma coupé ne la waxal vas-y nga ni vas-y ma coupé moom c'est pas la même chose parce que ñooñ moom niñ daan liggéeyee ak léegi bokkul parce que ñoom niñ daan liggéeyee mooy mën ko def ko xamoo ko ñu jàngal la ko mais actuellement moom li fi nekk mooy yaa ma neex ko en fait parce que da ngay dem casting sax gis ñoo xam ne dañuy toog suba ngoon duñ leen sax woo parce que dañu ñuul surtout boo ñuulee quoi suñu genre gi boo ñuulee moom doo gaaw a dem il faut que nga njool élancé mën a wax si non alors que ñun ay olof lañ dañu war a làkk olof dugg ci kàllaama coach jàng ko buñ ci mënul dara sax di ko fowee quoi en fait mais mooy loolu daal man casting bi ma gis léegi moom.
am na différence bu bari sax mais série léegi yi dañuy gis joué comme mag ñi ni ñu daan joué série léegi dañuy joué comme film damay gis am na léegi comme li xew si net bi rek benn joué katu série bi nekk si net bi ñuy joué film di simeeko yooyu loolu est-ce que c'est normal ñuy joué série comme que nee dañuy yeete ñu koy joué noonu xale yi di ko seetaan est-ce que loolu yoon la. waa xam nga heureusement bi nga nee série xam nga ñun moom ci théâtre lañ nekk ñun domaine théâtre lañ mën a wax lu bëri série liñ ciy wax tuuti rek mooy xam nga personnage dafa xaw a doy waar mais pour man benn faute ci scénario bi gars yi des fois dañuy juum aussi si seen scénario yi personnage yi aussi léeg-léeg nit ki du luñ la teg rek nga tegew ko tamit benn instant parce que buzz jarul yenn xaalis la même chose parce que suba day ñëw ku ñu xalaat tey nag doo xool démb xalaatoo yi si suba yi te loo neex def loolu tam problème de choix la parce que ku nekk ak li nga bëgg aussi loolu moom. saaga yi nga xam te dañ koy saagee sur scène est-ce que ñoom metteur en scène ñoom ñoo lañ koy digal wala ñoom ñoo koy defal seen bopp. oh non xam nga des fois dafa am ñoo xam ni dañu am benn lacune bi mooy bu ñu yéegee ci scène dañuy tiit. bu ñu tiitee léeg-léeg dañuy tiit ba wax lu ñu leen waxloowul woon benn bi tamit léeg-léeg ñu am ci ñoo xam ne buzz la ñuy wut. mais la majeure partie da nga leen di wax def leen li bu ñu yéegee ci scène bi ñoom bu ñu tiitee des fois public parce que maîtriser public yombul du ñëpp ñoo mën a maîtriser public là bu ñu tiitee mën nañu def surjeu def lu ëpp li ñu leen santoon laa nag lépp day dellusiwaat ci metteur en scène bi alors que metteur en scène bi moom la ko waroon def na ko parce que man je me dis que bu fekkee dafa am loo xam ne da nga ko war a teg war ko wan nit ñi war na nekk loo xam ne soo ko tegee nit ñi dinañ ci jàng dinañ kontaan dinañ bég te du am débordement surtout parce que actuellement on est là pour l'éducation aussi ndax ñun suñu art dafa xaw a métti parce que théâtre c'est le fait de véhiculer aussi des messages parce que ça fait aussi une représentation dramatique wala comédique wala en même temps comment dirais-je tragédique aussi lu graaw nga xam par exemple boo ko joué sur scène dañuy xam lii mooy lii mais loolu nag pour ñu xam ko foofu ñu dem ci spectacle yi jàkkaarloo scène yi loolu mooy théâtre bi mais actuellement moom li fi am série la donte nag yenn yi capté na aussi ci théâtre parce que nag qu'on ose le dire am na ci yoo xam ne nag moom macha allah c'est du théâtre am na ci yoo xam moom théâtre la mais majeure partie bi daal de théâtre série la comme ni nga ko waxee. waaw d'accord léegi mën nañoo xam Yacine ba xam yow bi nga nekkee artiste comédienne ba léegi nekkoon nga membre Arcos wala nekkoo membre Arcos. si depuis 2008. depuis 2008 Kër El Hadj Men Thiès TV fa la ñu defee woon suñuy carte yëpp. mënoon nga ñu wax tuuti ci sa histoire ci sa carrière théâtrale lan moo la ci neex ak lan moo ci naqari. bon li ma ci neex mooy boobu ba léegi wax dëgg yàlla maa ngi ciy jàng xam-xam xam nga nit ki àddina moom da ngay ñaan yàlla chaque jour di jàng soo dee jàng da ngay gën a xam ba pare day tax nga découvrir beneen milieu en fait da ngay jógee ci lii dem ci leneen parce que art milieu la milieu bu neex nag. milieu bu baax milieu bu instructif boo xam ne boo ci nekkee dangay am fierté nekk ci comprendre nga loolu moo tax loolu moom aspect boobu neex na ma trop ci biir art bi ba pare tu as de nouvelles têtes am na kan ñoo xam te ne da nga leen daan seen nii mais da nga leen di gis di leen côtoyer nga gën a jàng nit ñi aussi parce que soo demee ci beneen milieu da ngay jàngaat ñooñu ci lu bari dina la gën a jàngal àddina côté positif bi léegi bu dee côté négatif bi moom li ma ci gis mooy par exemple li xew léegi mooy da ngay romb sax léeg-léeg nit ñi dañ lay xawal doye di naan moo comédien la garaawul fekk ne nit ki day doon artiste ba pare mën na nag doon différencier doon doon artiste lii artiste laa artiste yi nekk ay pàcc mais léegi nag li ko yàq loolu la daf lay xaw a metti tuuti mais li ñuy wax rek mooy ku ne xam nga kan mooy kan en fait dafa am loo xam te ne ma koy waxaat problème de choix la nit ki nag li ngay def ba ñu naaw la ci yow lay doon ci yow rek lay jógee c'est ça loolu rek lay doon. mënoon nañu xam Yacine ba xam moom am na idole ci biir ci série comédienne wala amul idole wala moom yëf boppam rek lay jouer. waaw man am naa ci ay référence am ci ay idole ñu bëri sax wax dëgg yàlla am na si ñoo xam te ne dama kontaan si ñoom première bi nag moom xam naa ne Aïda Camara la gaañu na ndeysaan mu daaray Kocc waaw moom sama idole la mës a doon en même temps Ndeye Sine Sall dañ ma koy tooñal sax dañ naan des fois dañ ay homonyme ngeen dañ koy wax Jeewo Sow aussi neex na ma Thiaba Thiès aussi la même chose waaye ñooñu neex nañ ma trop
trop waaw ñooñu moom samay idole lañ dama leen di suivre de près. ñoom ak personne nga bëgg wala ñoom seen manière bi ñuy jouer moo la ci neex ba tax mu nekk seen. les deux à la fois. casting bi day baax personnage day baax te musuñu jouer loo xam ne en fait danga leen di jéppi wala nga xeeb leen wala dara tout le temps seen personnalité dañ koy génne toujours aussi ñoo ngi ci dañu am présence scénique quoi en fait bu ñuy jouer da ngay xam ne ñii ay actrices lañ. léegi ban conseil nga mën a jox jeunes yi nga xam te léegi dañoo dugg ci art bi ñoo xam ne ñu ngi soog a dugg jaaruñu ci école formation jaaruñu fenn ñoo rek dugg directement di def yenn yi lan nga leen di lii jox comme message. waaw xanaa ñu jàngi rek def ne ñun rek xam nga ñun fi mu toll nii ñoo ngi ci yoon di jàng ñun ba léegi dañuy jàng ñu ngi woon suñu 2e année de formation ñu ngi bëgg a dugg ci 3e bi incha allah te pareeguñu fu ñu dégg formation dañuy dem jàng parce que jàng moom soo ko dee def di nga gën a am benn apport de plus quoi quand même mais su fekkee da nga toog rek gis kenn def dara doo créer doo innover gis nit def dara rek nga copier loolu doo dem quoi faw nga am sa benn tic boo xam ne yow yaa ko moom quoi en fait loolu la nañ dem jàng daal loolu mooy dëkk parce que nit moom faw nga doon taalibe pour du mën a doon sëriñ en fait. léegi gis nañ ne boobu ba léegi mbas bi mi ngi fi te actuellement ñu ngi ci 3e vague léegi ban message sensibilisation ngay lancer pour jeunes yi pour ñu gën a moytu feebar bi. waaw feebar bi moom amul jeune amul mag amul ndaw tout le monde doit se méfier on doit faire le riposte contre le Covid actuellement moo nekk actualité nañu jël sàmmante ak geste de barrière yi moytu wàññi dem beet ñëw bi mboolooy beet yooyu ñëpp nañ ko wàññi moo gën te wattu daal parce que corona jàngoro la yoo xam ne day wàllaate te xoolal ça tue ñu gëm ko moo am ñu bañ ko gëm aussi moo am gars yi riposte contre le Covid. ñun bi ñu dugg ci da ñoo wax ñu jël suñu préoccupation parce que da nga teg lavage lave-mains ci porte bi nga ni tànk raxasuwuñu duñu dugg. lan moo tax loolu. waaw parce que dama xam ne man je fais le maximum xam nga yàlla nag moo yor ay mbiram mais li nga xam ne dañ ko digle pour man nit ki da nga ko war a def en fait nit bu duggee sa kër dafa war a raxasu yow tamit soo demee ba ñëw da nga war a raxasu moo tax bi ngeen accès man leen raxasu leen ba pare. merci beaucoup loolu am na solo macha allah léegi Yacine mënoon nañoo xam yow lan mooy sa plat préféré. maafe yàpp. mais pourquoi nga tàmm maafe yàpp bi. daf ma neex. parce que léeg-léeg su ma defee maafe yàpp guddi gi damay defaat ñebbe rek tayaat cere ji rek defaat ci cere muy cere. nga lekk maafe le matin après ñeex bi nga defaat cere. cere boobu loo ko sama ndox cere baasi lay doon. naan ñebbe bi day bari. waaw day am ñebbe. falsification quoi. da ngay falsifier maafe bi léegi nga def ko baax. gis nga def ko yëfi séeréer quoi. ok séeréer nga. ah jonwaar. waaw moo tax kay nga bëgg cere. merci beaucoup léegi mënoon dañ lay bàyyi nga am loo may xanaa suñu ñi nga xam te ñu ngi ñuy suivre rek. comme lu la neex rek yaa xool lu la neex. ay dégg nga après nga tëjee ko. ma tëjee ko. ah lan laa la war a may loo bëgg ma may leen ko. lu la neex. te nga choisir rek. non man dama choisir yow defal lu la neex. ah defal lu la neex. ah kon xanaa ma jox la rek sama benn. bu la neex nga léebal leen lu la neex daal. waa léegi bàyyi ma def benn léeb bu xaw a commencé rek bu ndaw rek xanaa loolu ñu def loolu léegi c'est le pêcheur et le crâne. ok il était une fois dafa am benn bés au bord de la mer benn. ci booru tefes gi benn nappkat buy dox muy dox di dox mu jékki-jékki rek daal di gis benn bopp mu daal di koy jege daal di koy xool daal di ne ko yow ana lan moo la indi fii mu daal di ne ko wax ci noonu nappkat bi daal di daw di daw ba àgg ci buur ba daal di ne ko buur sama buur foofee ca booru tefes ba dama faa fekk benn bopp buy wax buur bi ges xool ko daal di ne ko yow soo demee dangaa màndeeti mu daal di ne ko buur mukk musuma màndi soo bëggee sax mën nañoo ànd ba ci booru tefes ga ma wan la ko ci noonu buur bi daal di ne ko mën naa laa gunge ba ca booru tefes ga waaye bés bu ñu àndee ba ci tefes ba te gisuma li nga xam ne moom nga may wax dinaa taqale sa bopp ak sa baat ñoom ñaar ñu daal di ànd bi ñu àndee ba àgg ci wetu tefes gi mu daal di gis bopp bi moom mu agsi daal di ne ko yow bopp ñëwaat naa ba ci sa wet wax ma li nga ma waxoon ci kanamu buur bi waaye bopp ba tey bopp bi waxul dara
mu wëlbatikuwaat ne ko xanaa xamoo ni buur bu taxawee kenn waru koo taxawloo waxal li ngay wax damay dem waaye ba léegi bopp bi waxul dara. waaw buur bi daal di jékki-jékki rek daal di yëkkati jaasi ji rek daal di taqali bopp bi ak baat bi ci noonu bopp bi daal di bërëngu di bërëngu ba fekk siwaat beneen bopp bi rek bopp bi daal di ubbi gémminam ne ko yow ana lan moo la fi indi moom bopp bi ko fekk si daal ni ko wax kon loolu mooy waral ni dafa am parole nit ki du loo war a wax rek wax ko du saa yoo bëggee wax ndax di nga wax ba dugal sa bopp du lépp lañ war a wax kon su ko defee loolu adaptation Patrick Mor et Kati Sarr la ci sunu formation bi. lépp bi neex na macha allah léegi dañ lay bàyyi nga tàggatoo rek ak suñu téléspectateurs yi nga xam ne siiw. waa di leen gërëm di leen sant yéen ñëpp yéen waa Adamari Vision di kontaan bu baax ci seen presse fu mu mën a doon ci Sénégal rawatina aussi ak fépp quoi international di nuyu aussi waa ACE femmes actrices culturelles ensemble di nuyu aussi wu CE collectivité éducative yi di nuyu waa INEFJA di nuyu tamit sama waa famille waa Mandiaye Dionewar di nuyu aussi waa Samba Khary Cissé di nuyu toute la population thiessoise di nuyu waa Thiès aussi ñëpp maa ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp di sant tamit sama staff bi maa ngi leen di nuyu ñi nga xam te ni moom fu ñu toll ñu ngi may woo di waxtaan ak man naa ma defal lii bul def lii demeel nii defeel nii waaw en fait merci beaucoup di nuyu waa Le Pont aussi ak tonton Jules Dramé sunu président sunu kilifa fii ñu ngi lay nuyu aussi ak waa centre culturel aussi de Thiès jërë ngeen jëf merci beaucoup. merci beaucoup Yacine am nañ tey mbégte ak kontaante bi ñu la dalalee suñu émission ndaje mi kon di leen wax ni nii la rek ak Adamari Vision moom fu nekk la ñuy dem ñu ngi ci artistes yi ñu ngi fépp daal bàyyiwuñu kenn di nuyu nag suñu caméraman yi nga xam ñoo nekk ci ginnaaw caméra suñu équipe technique ñëpp bàyyiwuñu kenn di leen wax man Yacine Ta maa leen jox dig daje ci suñu beneen émission ndaje mi ak suñu beneen artiste comédien merci.